soo gisee ma taamu woon bis yi dafa doon loo xamante ni moom moo gën a gaaw car rapide yi parce que bis yi bi ñu ñëwee ba léegi dañoo bàyyi dugg car rapide mais problème bis yi da nga ciy dugg souvent da nga am problème parce que man moom problème yi mu ciy am yëpp suusu gaaru gont bi da ngay war a gontu yàkkamti ñëw dugg ci bis yi 3 heures nga war a 3 heures pile wala nga fekk nga dugg mais problème 2 heures boo ko quitté sa gaale 2 heures pile boo ñëwee jël leen ci arrêt bi la ñuy taxaw dañu fa taxaw pendant benn 15 minutes ñu nar ko jàppee noonu te nga dugg si et demi non bu boobaa yow da ngay tardé borom bis yi ñoom dañuy jàpp ne yow boo duggee ci bis yi da ngay dem pour seeti say copain wala pour dem naani say ataay déedéet naani wuñu ataay ñun dañuy dem liggéey ñoom ni ñuy jógee seen kër di liggéey ñun noonu la ñuy jógee suñu kër ñun tamit di liggéey ñun tamit ni ñu leen di respecté ba buñ duggee dañuy ñëw dagg ticket normal ñoom tamit nañ ñu respecté noonu parce que ñun ñoo tax ñu teg leen fa mais bu fekkee ñun ñoo tax ñu teg leen fa suñu waxee ñoom duñ ñu faale te duñ ñu respecté amul njëriñ. par rapport ak constat wu Tata yi li ma ko gisee d'une part c'est par rapport lu tax ñuy xaar la plupart des clients mënuma comprendre que ni benn clientèle bu soxla bu bëgg a dem fenn biir Dakar yaa xamti à la place mu jër Ndiaga Ndiaye quoi que soit mu jër Tata yi le fait que mu bëgg a dem lu mu gën a gaawee Tata yi nekk foofu di ko xaarloo ci ay arrêt ay 5 minutes di ko accumuler loolu tamit point négatif la. Tata yi moom franchement parler début bi bañ koy andi dañ doon wax ne dina gaawal transport bi yombal ko aussi respecter normes yi mais boo xoolee les car moom ak car rapide yi wala sa car rapide yi tànn leen parce que chaque fois boo duggee ci biir Tata yi aftu yi boo duggee dem ba arrêt mu war a jël client bu ko fekkul arrêt bi boo fekkul client bi ci arrêt bi day taxaw di xaar client bi nga xamante ne gisagu ko wala ñëwagul. mais am na ci côté boo xamante ne tey ñun chauffeur da ciy am loo xamante ne souvent yi dinañ koy def muy lan am na ci ñun ñoo xam ne peut-être dinañu war a départ jóg peut-être client bi xaj na amoon na rendez-vous oto bi d'accord dafa war a liggéey xaalis mais ci kaw loolu dinay traîner di traîner ba réellement ña doon liggéey dinañ tardé rendez-vous ba nga doon doxi dina tardé yooyu yëpp aussi c'est des choses yoo xam ne war nañ ko xoolaat ci suñu biir. am na benn jour maa ngi fàttali dama wàcc 3 heures laa wàcc maa ngi ko jëlee 54 bi laa jël maa ngi ko jëlee Fass Mbao si rond point bi net ma dugg fekk oto bi fees dell ma dugg waa ji moment bi may wax montel ak moment bi muy tëj buntu bi benn la sama loxo bi pendant une semaine boo xamante ni day metti am na ay chauffeurs yoo xamante ne vraiment man dama jàpp ni si car rapide bi leen jëlee rek indi leen ci xamuñu joxuñu benn doomu aadama cër te nit nag boo respecté wul sa bopp kenn du la respecté car yi mën nañ ci dugg saa ñu am ci benn problème mais léegi ay problème kese la moom ak car rapide ñoo am te car rapide yi sax ñoo leen tane parce que léegi boo jógee ci bis yi dugg ci car rapide yi dañ lay respecté léegi ñun dootuñu xam lan la demee quoi. te en plus par rapport tamit ak receveurs yi ñoom la manière dont tu parles avec le clientèle buñ lay yàpp dañ lay xaar nga yéeg boo yéegee ba pare boo leen bëggee wax yenn bala ñu am problème comme supposons bu waroon dem fenn nga war ko wecc affaire yooyu noonu genre bu ñu xasee ba dindi seen kii bi ticket bi duñ ko mën a delloowaat yu mel noonu yooyu ay constat yu bëri yoo xam ne constaté nañ ko te c'est déplorable. waaw client yi moom ñu ñuy dund ak ñoom métti na trop parce que benn instant ni boo dee xool ñun dañuy réew ak ñoom benn instant des fois nga gis client yoo xam ne tey jii da ngay jàppante ak ñoom wala client yi di jàppante ak chauffeur bi wala client yi di jàppante ak receveur bi te tey jii li mu koy waral mooy da nga gis client buy wàcc day yéex a demande arrêt su yéexee demande arrêt soo passé arrêt bi mu nekk fa di la saaga wala mu lay dépassé di la wax kàddu yoo xam ne tey jii tamit du la neex te ñun tamit dañuy liggéey rek te ku ne nekk tey jii bëggoo fi ngay liggéey ni di la dépassé benn instant nii moo tax à chaque fois rek lu si mënti nekk rek ñun tey jii dañuy jàppante ak ñoom waaye bu jàppante amee rek dañuy dal gi moom weesuwul leen damay toog fii dépassé si gise bi client di ma saaga wala mu may dépassé du ma la faale wala si loo xam ne ay fukki dërëm da ngay bindal client mo ne si ginnaaw sax muy kaas te bu ñu dugg ñoom duñu ni weccet te des fois yow borom oto bi lay xëyloo du la jox weccet boo xëyee yow yaay préféré wut sa weccet xëyee moom te mënoo wutal oto bi yëpp weccet mënut a nekk des fois da ngay dugg client day dugg jox la 1000 francs wala mu jox la 2000 francs 2000 francs ñun duñ koy jël waaye da ngay tollooree tey jii di jël 2000 francs ngir lan te tey am nañ nit koo xam ne day dugg jox la 2000 francs ne la fii laa jëm ak ci don bi muy waxee yow wax ji neex ji muy waxee yow nga jël 2000 francs yi waaye des fois nga gis client yoo xam dañuy imposer 2000 francs yi ñu lay jox tey jii jox la 2000 francs di la imposer weesul dara ñu ñëw dugg na la fii laa jëm nga ne ko man du ma jël 2000 mu imposer jàppat na see yow histoire see yow yaa may dégg benn instant nga gis client dugg yor ay bagage nga ne ko bagage yóbbu ko si kanam wala bagage yi du dugg si oto bi mu lay saaga di la dépasse di la wax yoo xam ne tey jii wax yi neexul. en cours de route fii dama xëyee fii war a dem Wakam yëpp presque lu tolloo ak
50 personnes wala 60 car bi fees del en cours de route maa ngi daw ba tollu ay 2e porte am na benn boy jeune la yéegee 2e porte bi mu duggee aussi ñëw na taxaw ci sama ginnaaw am benn sac bu mu wékkoo léegi ci kaw loolu xaj na maa ngi dawal mu may gêner ndax suma vitesse bi mënatuma ko dugal moment bi ma koy wax ne ko est-ce que doo fexe nga pousse tuuti sa sac bi nga arrêté tuuti ma mun a dem bon wuyu ma sax mais ci diggante boobu fekk na sama receveur mi ngi wax client yi leen avancé leen ci biir pour bàyyi bunt bi ñu tëj ko ndeke moom it loolu xëj na am na fu mu ko toll mer ni ci kaw loolu ci laa tourné mu def ko bët ñetti yoon moment bi may toll ICS net garage yu Karim Fall ci la ma koy defewaat ma tourné ne ko booy mu ne ma ne ko dimbali ma ba di ko tooñ naa ko en tout cas yéen seen responsabilité ci sama bopp la tegu mais lan la ci teg mais duul la ma wax waaw ci kaw loolu ma tourné xool ko ne que mais yow booy réew nga de man du ma sa morom boo naa duul mais yow mer di puusal mais coup de peñ la dank ñëw yenn ko ci sama kanam ci kaw loolu car bi mënoon na keroog jàdd ci leneen mbëkk leneen wala dara parce que perdre naa connaissance xam naa loolu man personnellement mais li ci nekk mooy comme demee na nii te dóor na ma man naa jéem a maîtriser car bi rek ba nga xamante ne benn conséquence du am buy gën a doy waar fekk na heureusement am na benn gendarme bu nekk ci car bi mu tourné avant client yi sax nar ko saaxee moom la wëlbatiku ne non bu leen ko laal subitement ci la jàdd gendarmerie bi ma duggee noonu la ñu wàccee booy bi ay pas yu ne woon ci car bi ñu wàcc témoigne ci lañ ko téye arrêté ko ba mu jigi xaw ma papaam ak yaayam fii lañ ñëw terminus ne dañuy baalu man nee naa leen baal naa leen mais procureur en personne moo ne nañ ko andil parce que booy bi li mu def xëy na dafa xamul conséquence yi lan waaw subitement jot na ci ay punition yoo xamante ne presque mujj nañ ko arrêté te je pense que dafa waroon def examen keroog papa jeeg yaay ji fi lañ yendu ñaan lu ne man leen man bu dee man personnellement def na li muy def xale la baal naa ko mais li ci des affaire yoon la waaw loolu it ñu ngi jànkonte ak moom kon muy client yoo xamante ne tey ñu ngi tooñ borom oto yi. chauffeur si ak client yi ni ma ko gisee mooy des fois dañuy laale mais erreur bi des fois mu jógee si client yi des fois mu jógee si chauffeur si ou rechauffeur yi li muy jógee des fois li muy jógee si rechauffeur yi sax mooy ëpp mais ak lu mu si manti doon rek yar ak teggin discipline dafa baax si lépp xam nga mais am na comportement yu nga xamante ne nii boo nimee am na boo ko amee foo dem da nga ko fay wane te nit dafa war am yar am teggin waaw des fois nga gis chauffeur desee nit weccet chauffeur desee nit weccet mu war a wàcc di ko laaj mun na ko yoru ko kooku tamit du ko mun a baal xam nga des fois daf ko day wàcc ak mer. oto yi moom loo xalaat soo tey dem oto yi métti na métti goo xam ne daal foo ko xalaat fu ne rek yegg na fa métti na trop parce que tey métti na weesu dara nga yeewul 5 heures du matin wala 4 heures du matin ngay toog ba 21 heures loolu dafa métti ah ba pare en même temps tamit weesuwul dara client yi des fois da ngay dugg avancé boo ko waxee client sax mu lay dépassé wala mu lay saaga di la wax yoo xam ne tamit neexul wala magum jëm nga ne ko góor gi baal ma nga def wala mère baal ma nga def nii mu saaga la wala mu wax la wax joo xam ne nii ngeen mel wala lii ngeen wala ngay faa nga gis kenn nga burle arrêt bi mu ne la carrément yow doo ma may ma wàcc nga ne ko demandé naa de waaye yéen du ngeen am lii du ngeen am léegi ndaa neexul oto yi moom loo xalaat lu ne rek mi ngi si te tamit façon nit bu ne ngay yeb ñun daal ñooy toloré wala ñun ñooy dawal compréhension tamit ah nit dalay saaga doo ko faale tey jii wala nit wax la dara doo ko faale mu fa nga yow da ngaa tàppet fekk te yow tàppet sa place liggéey nga nekkee ñoom xoolul ni du la yàqal yaa ngi dégg ndax boo génnee gise bi tey yow yaay tooñ wala nga jàppante nit yow noppi la receveur noppi la ñuy wax duñ ne kenn benn client noppi ndax client bi day wàcc mais tamit ñuy comprendre tamit client yi tuuti suñu mënoon wàññi si charge parce que mënu see ñàkk boo leen ko waxee tamit duñ ko baax mais tamit au moins ñu bàyyi tuuti sax mu am espace parce que souvent nga dugg si bus boo xamante ni da ngay sonn da ngay am problème sax nooyi parce que ñëpp bokk ñu yem bus bi da nga gis ku xëy sangu ba naas dugg si nga gis koo xam ne day dugg ak tëneem tëne boobu mu siy dugg tën bi gasoil moo siy xeeñ munoo ñeme woo wax léegi nag dem da lay sës il faut nga mujj di nooyi gasoil bi parce que ñeme woo wax parce que dafa fay xaalis sam nga fay xaalis léegi donc nag il faut nit ñi sóoraale ñu tuuti xam nga di wàññi si charge bi ñuy jël benn nombre bi parce que mënu see ñàkk parce que boo ko waxee tamit ne leen buñ ko def duñ ko def mais donc nañuy wàññi si charge bi tuuti muy xaw a aéré ñu am lu ñuy nooyee quoi sérieusement waaw surcharge bi surcharge bi surtout parce que loolu noonu du yoon mënuma comprendre benn tata boo xam ne dafa war a contenir 25 personnes mu ñëw di contenir ay 75 personnes wala voire même ay 60 personnes te loolu noonu lu baaxul ci population am na ñoo xam ne dañuy am problème de respiration dañuy dem ba xam fa am na ñoo xam ne ni surtout ci tàngaay bii nii duñu mën a concevoir nombre boobu bëri te ku nekk buy expirer di inspirer forcément air boobu noonu ñuy expirer mënuñu ko contenir dafay metti
te en plus système de secours yi bëriwul ñoo xam ne dañuy loolu dafa war a am loo xam ne ay aération yu assez nécessaire pour que ñun ñi nekk ci biir le clientèle soit assez satisfait de cela pour mu mën a beneen yoon jëlaat tata bi. ndax it car dina ñëw fees nga wax client yi ne leen wàcc leen mais dañuy taxaw ne la clairement wàccuñu lan ngay mujjee pour dalay jaral nga jël sa car taxaw tirer sa frein en main taxaw ne leen clairement demuma tant que porte bi tëjuwul loolu aussi ñu ngi jànkonteeg moom ci oto yi waaw kon je pense que responsabilité bi c'est partagé. waaw laaj nga lu am solo ndax tata yi moom du ñoom kese mais ñoom dafa gën a fës chauffeur oto yëpp a yam ci Sénégal problème bi mooy surtout ñoom fu leen neex la ñuy gaare bu ñu gisee client duñu seere dañuy taxaw ci diggu tali bi di ko jël te bëgguñu nga continuer leen dem boo leen di continuer balaa ngaa dem ñu yéeg seere la bloqué la buñ la mbëkkee gaare ci kër gi ne la wool constat bàyyi la ak coow chaque fois c'est la même chose ci gàttal daal reewande lu leen neex la ñuy def ci tali bi ndax ñoom seen oto am na doole am na ay pare-choc ci kanam yoo xam ne bu la dalee yow yaay ñàkk donc ñoom pare nañ ci defar nañ ba noppi dañuy dal sa kaw yàqal la te taxaw na la di la xool loolu daal moo gën a nekk suñu problème ñun ak chauffeur tata yi. bis yi baax na fi trop bi muy soog a ñëw mais moment bi moom wax dëgg yàlla bu ñu mënoon defaraat seen toogaay defaraat seen waxi vraiment dinañ ci dimbali parce que ñun tamit sonn nañ parce que amuñu ñun ak ñoom a yem parce que sans ñun duñu dem ñoom tamit sans ñoom ñun tamit duñ dem kon donc ñun ñooy nekk seen biir li gars yi di mbër yi di wax ñooy mayante suñu biir su client amul ñoom duñu am xaalis kon donc nañ ñu respecté. li ñu leen di incité mooy que ne la prochaine fois bu dee dañuy jël benn client ñu respecté ko mais en plus ñu bañ a xaar les clients oto bi warul xaar clients yi mais clients yi ñoom ñoo war a xaar tata bi nga xam ne ni bu nombre bi motee rek genre bu ñu mënee suffire que tata bi rek mën nañ dem fi ñu jëm le fait que ñu leen xaar loolu noonu c'est pas quelque chose de assez positif. ñoom daal dañu war a xam ne kenn mënul dem sans sa morom ku nekk rek sa morom moo la fi tax a ne parce que clients yi bu ñu demul chauffeur du baax si chauffeur si ñun tamit bu ñu amul chauffeur suñu yóbbu du baax si ñun kon yar bi ak teggin bi daf si am solo xam nga li ma la ku nekk respecté sa morom loolu daf si am solo ba pare clients yi aussi ñuy tàmm bu ñuy yéeg si oto ñuy ut monnaie mais yéeg si oto joxe billet ba pare di insister si weccet te ñoom aussi des fois du ñu am weccet mënuñu wër boobu weccet yëpp yooyu yëpp dafa jar a wax chauffeur si aussi ñu bàyyi ni ñuy doublé ni ñuy daxantee si tali bi di doublé mel ni ñu yëpp ay xar te nit ñi ay bakken lañu yor lu leen neex la ñuy dawee si tali bi te jaaduwul. donc man li ma mën a wax ci côté boobu mooy que ce soit que receveur bi nga xamante ne ni comportement par rapport ak client bi doonul comportement boo xamante ne ni maanaam comportement bu ñu nawloo la ak aussi client bi aussi mu nekk vice versa mais foofu avant ma siy ñëw dama bëgg andi lenn lu am solo parce que boo xoolee moi je me suis dit que ni aftu programme bi nga xamante ne ni moom lañ déroulé dañ ko faussé. Pourquoi? Parce que les receveurs et les chauffeurs sont exposés dans la mesure où lu mel ni Dakar Dem Dikk xool organisation bi ñu am aftu démarrage bi organisation boobu la amoon au niveau de la Banque mondiale mais cahier de charge boobu ça n'a pas été respecté par l'État. Pourquoi? Parce que cahier de charge boo xamante ne ni receveur bi nga xamante ne ni mooy monté ci bus bi ak chauffeur bi dafa waroon nekk 2 équipes bu nekkoon 2 équipes ñuy relevante au moins loolu dina mën a wàññi situation bi problème yu bari dans la mesure où imaginez benn receveur boo xam ne nii da nga xëyee sa kër 5 heures du matin nekk ci oto bi di nga dem ba toll foo xamante ne di nga am comportement boo xam ne lenn moo la koy jox mooy stress parce que da ngay sonn quoi parce que nit ku su nekk nit nga aussi parce que dañ ne nit dafa war a liggéey 8 heures de temps par jour donc 40 heures par semaine ce qui définit la loi donc mais loolu amul au niveau de l'AFTU. Tu vois un gars boo xam ne day def 15 heures de temps par jour amul heure supplémentaire ni prime de panier ni prime de transport donc loolu mu doon ay cumul yoo xamante ne nii maanaam tey état bi moom moo waroon a saafara loolu mais jëlu si benn mesure stress yooyu nga xam ne ni moom la receveur yi di dund ak chauffeur yi des fois moo leen di andi benn comportement bu violent parce que tamit ñun ñëpp ay êtres humains lañu yaa ngi dégg. des fois da ngay ñëw un client boo xamante ne nii day ñëw toog di la sànni ay messages yu vulgaires xool na ko tey donc c'est parce que dafa gis exposition boo xamante ne nii
exposition boobu moo ko permettre quitte à ce que mu def loolu mais bu fekkee ne tey receveur la receveur u fan aftu ak receveur u Dakar Dem Dikk tey receveur u Dakar Dem Dikk traitement bi ko client yi di traité ak traitement bi nga xam ne ni moom la client yi di traité receveur u aftu bokkul c'est diamétralement opposé parce que exposition boobu moo ko waral parce que dañ ne lii dafa formel mais aftu dafa formel parce que c'est des gens yoo xamante ne nii dañoo am ay bulletins de salaire ils travaillent c'est des travailleurs yu am ay bulletins de salaire am ay contrat de travail mais pourquoi pas état war a mën a jël ay responsabilités ñëw régler problème bi nga xamante ni moo nekk au niveau de l'AFTU parce que tamit quel que soit Alpha c'est un projet la boo xamante ni Banque mondiale moo ko financé mais Banque mondiale à travers l'État du Sénégal mais tey toll nañu si foo xamante ni actuellement nii problème bi état donc moo ko mën a décanter état moo ko mën a décanter mais nag état bi actuellement nii am na loo xamante ni defagu ko mais nag ñun travailleurs yi ñu ngi préparé wu en conséquence di dugg si ay syndicat yóbbu fa li nga xamante ne ni mooy suñu plateforme revendicative quitte à ce que ñu défendre au niveau de l'État parce que CETUD bi nga xamante ne ni moom moo piloté Dakar Dem Dikk moo piloté aussi AFTU bu ñu fàtte loolu mu nekk benn maison boo xamante ne ni actuellement nii comment se fait-il que CETUD war a mën a yor Dakar Dem Dikk yor AFTU Dakar Dem Dikk nekk ci conditions yu normales AFTU nekk ci conditions yoo xam ne c'est dérisoire par rapport ak li nga xamante ne ni mooy man ci ni ma ko tuddee mooy le travail forcé ça existe au niveau de l'AFTU parce que quelqu'un boo xam ne day yeewu 5 heures du matin wàcc 23 heures ou bien 22 heures ou bien 21 heures lekkoon nga ñibbi sa kër non tu es obligé nga war a dem ba fa ngay verser nga toog di verser war fa jóge ay 0 heure 1 heure du matin tu rentres chez toi avant ngay dem peut-être mën nañ la agresser on ne sait jamais mais bu loolu amee au lieu ñoom ñu jël seeni responsabilité ñëw def li nga xamante ni moom la loi wax mais non duñ ko def dañ lay exposer dans la mesure où ki nga xamante ni mooy opérateur bi moom lenn rek la gis mooy xaalisam à part cela ñoom leneen xooluñu ko donc loolu mooy situation bi nga xamante ni bref moom la ñuy dund ci Tata yi donc mu nekk situation boo xam ne ñun ñëpp aussi dañ ko war a xam parce que aussi ñun ñëpp ay sénégalais lañ on ne sait jamais parce que y a des gens yoo xam ne fii ay receveurs yoo xam ne nii am nañ seen bac plus 2 ñii c'est des gens yoo xamante ni def nañ droit dem nañ cité def 2 ans droit mais dañ nekk ci dëkk boo xam ne nii kenn ku ci nekk xam nga ce qui se passe kenn ku ci nekk ci ñun xam nga ce qui se passe donc nag bañ a toog te doo yaafuus moo ñu dugal ci yenn yi mais aussi ñu gis ci loo xamante ni aussi am nañu espoiru dindi fi li nga xam ne mooy situation bi fi nekk quitte à ce que demain relève bii di ñëw mën a xam ne kon AFTU gi am na conditions yi mu nekkoon mu nekk quelque chose d'historique